sëñ Modou Mbaye ñu ngi lay ziar ngeen di yëngu ci wàllum transport jiite benn association bu mag fii ci Touba lëkkale ay chauffeur ak ay transporteur ngir taxaw lépp luy transport fii ci Touba. jamono yi nag ñu toll ci benn crise boo xamante ni li ko waral mooy benn pandémie bu ñuy wax Covid-19 tax am ay mesures yoo xam ne ni nguur gi jël na ko ngir na xeex ak loolu nga xam ne ni moo di feebar boobu ak tasaaroom. mel na ni secteur transport maanaam dem gi ak dikk gi bokk na ci secteur yi nga xam ne nii mbir mi jàpp na leen bu baax a baax bi ko président décrété mooy état d'urgence bi boobaak léegi mat na une semaine waaye mel na ni yeesalaat nañ ko boobaak léegi naka la ko secteur transport dundee ci sab jàngat. jërëjëf Serigne Abdoulaye Faye ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokku L24 yëpp. dëgg la am na ay jafe-jafe yu am ci wàllu transport mais boo xoolee aussi jafe-jafe yi ak li nga xamante ne bi moom moo ko indi mooy feebar bi nga xamante ne bi moom moo am ci àdduna bi te yàlla dogal muy feebar boo xamante ne bi dafa sonal nit ñi réew yu bari te mu bokk ci li tax feebar bi du law mooy nit ñi mooy tënd ko wàllu dem bi ak dikk bi ak jaxasoo bu bari ba tax état bi jël ay dogal ci arrêté wàllu dem bi ak dikk bi muy décision yoo xamante ne bii ñun moom pratiquement dañu ci ànd ndax amuñu lu dul Sénégal te amuñu aussi lu ëpp Sénégal d'une part sax dañ ci soutenir état bu baax pour que feebar bi bañ a law ci réew mi. ndax feebar la boo xamante ne bii ku xool bitim réew lu mel ni France Italie Amérique ainsi de suite la nga xamante ne bii moom moo fa nekk ci feebaru coronavirus bi ak la mu fay def képp kuy suivre loolu nekk fii ci suñu réew yi nga xam moom mooy réewu Afrique yi lépp lu président jël lu jëm ci wàllu nan la ñuy def bu feebar bi bañ a law lu mu ci jël rek boo dee nit wala nga xam conséquences yi nga xamante ne bi feebar bi mën na koo indi ci am réew da nga war a soutenir président ci dogal yi nga xam jël na ko ba ñu arrêté transport bi dañu ko ci jàppale di ko ci gunge léegi nag am na loo xamante ne bi ñun suñu xalaat la xalaat boo xamante ne bi tey am na ci suñu njaboot yi ñoo xamante ne bi ci wàllu transport interurbain bi ñu ngi ci àll bi décision yi bu muy ñëw fa la leen fekk ñu ci bari dañuy woote ak nu ñuy def ba ci fan yu mujj yi sax am naa ci ñoo xamante ne bii bi ñu leen joxee ay laissez-passer bi ñu ñëwee ba ci yoon yi dañ leen arrêté waat dañ leen a téye foofu mënatoo dëpp fa nga jógoon mënatoo yegg si muy décision yoo xamante ne bii ñun bu ñu sañoon aussi. ñi nga xamante ne bi ay chauffeur lañu te yàlla dogal yi fekk leen ci àll ba loolu bu fekkee ne mën naa nekk président de la république soit le ministre de l'intérieur wala le ministre du transport ñu xool nan la ñuy def ak yan mesure d'accompagnement la ñu war a def ba jàppale chauffeur yooyu nga xam ñoom la dogal yi fekk ci àll bi ñu toog nekkuñu seen kër liggéeyuñu te am na ci ñoo xamante ne bi présentement nii ñu ngi commencé am ay jafe-jafe ci àll bi loolu damaa xamul ban branche ak ban yoon la ñu war a jaar mais loolu aussi chauffeur yu bari ñu ngi solliciter pour bu fekkoon ne dañ leen di autoriser sax jour boo xamante ne bi kenn nit dong ak sa oto nga tëj sa oto déplacé wu dëkk pour ñibbiwaat loolu chauffeur yi ñu ngi koy jàmbat mais avec tout ça nag teewul décision bii nga xamante ne bii moom la jël pour nu ñu def ba xeex ak feebaru coronavirus bi moom ñun dañ koy appuyer mais nag jàpp nañu ne am na ci mesure yoo xamante ne bii avant mu koy jël wala boog bi mu ko jëlee ba pare ci li nga xamante ne bii tey mooy njaboot gi nekk ci àll ba segem toog nañ xaar 12 jours yi ba 12 jours yi jeex jëlaat nañ beneen décision pour 1 mois ñu ngi ñaan le ministre des transports ak le ministre de l'intérieur ñu xool nu ñuy def ba jàppale njaboot googu nga xam ñu ngi ci àll bi nan la ñuy def ba ñu mën a ñibbiwaat seen kër parce que ñoom yàlla dogal na mën nañoo bañ a jaxasoo kenn ñu ngi ak seeni oto te ay chauffeur la ñu mën nañoo dawal même bu doon dañuy sol gasoil daw ak seen xottu oto dem ñibbi fi ñu dëkk sax ndax 1 mois yi ñu wax sax man ci li ma gëm
buñ demoon ba yegg ca yàlla na fekk feebar bi jeex, mais bu fekkul feebar bi jeexit dañ koy prolongé waat waaw mu mel ni comme noonu nga ko waxee aussi booba ak léegi mat na 12 jours prolongé waat nañ ko fii ak 1 mois bi ñu ngi ñaan comme ni nga ko waxee balaa boobu suñ borom jëree fii li nga xam ne moo di feebar bi mais c'est la première fois ñenn ci askanu Sénégal di dund lu mel ne état d'urgence mesures yi xaw a metti ci ñoom li ko waral xëy na suñu niveau économie suñu koom ak suñu doole moo àggagul foofu mu mel ni gis nañu wala dégg nañ ci xibaar yi ay ñoo xam ne nii des fois dañuy bàyyeekoo ci yenn régions yi tudd nañ ci Touba tudd nañ ci Fatick ak Kaolack di dem di yóbbu nit ñi ak maanaam di wéyal seeni activité te li ko waral mooy ay attestation yoo xam ne nii am na fu ñu ko jëlee attestation yi nag ci la ñuy sukkandiku di laaj passe bu cher waaye di violer li nga xam ne nii moo di charte yi buñ ko waxee nag da ngay dégg ñu ne transport yéen en tant que ku nekk ci biir transport bi naka nga jàngate loolu ak loo ciy wax. ñun daal ci kuréel bi nga xamante ne bii ci lañ tënku te Alassane Ndoye secrétaire général syndicaliste bu CNTS doon suñu kilifa ñun loolu moom digaluñ ko benn chauffeur ñun li ñu digal chauffeur yi mooy na ñëpp tënku ci normalisation yi nga xamante ne bii moom la état bi joxe na ci ñëpp tënku képp koo xamante ne bii aussi ñoo ngi tëral ay programme yoo xamante ne bii pour jàppale Sénégal la nga taxaw di ko violer xam nga réew mi moom man li tax lu ci bari man du ma sonn ci débat ci loolu mooy segam réew mi yoon am na fi képp ku ci yoon jàpp ci tey ngay yeb di teggi wala ngay def transport te ñu interdit wàllu dem ak dikk bi wala yoon jàppee moom lu la ci fekk nanga ko nangoo assumer beneen point bi mooy maanaam tey ci côté secteur transport lu bari boo gisee tey muy am ay jafe-jafe mooy pëccëxoo bi moo bari dem nan ba fi ñu toll nii bari na ci ay milliers de personnes yoo xam ne ñu ngi dund ci transport te tey kenn du seen kilifa te it bu ñu bëggee dem wala ñu bëgg même état sax reconnaissance bi ñu war a jox mu jox ñu ko obligatoirement man ci li ma jàpp mooy dañoo war a fexe tënku ñun ñëpp fii maa ngi lancé appel pour transport ñu fexe ba tënku benn façon tënku boo xamante ne bii lu mel ni ak leneen lu dul lii bu amee ñu fexe ba nga xamante ne bii maanaam dañuy mën a regrouper wu ñun ñëpp mën a ànd doon benn pour que tey décision bu ñu jël nga xam ñun ñëpp ñoo koy bokk jël mën naa am yenn jafe-jafe yi nii ñu koy constaté ci suñu famille ñu naan ñii ñoo def lii te waruñoo def lee ñee ñoo def lee te waruñoo def lee bu boobaa loolu lépp mën a wàññiku ndax it nit moom mënoo ñàkk am kilifa te it man ci li ma gis présentement ni moom ku ci nekk dangaa bëgg a jël sa yoonu bopp reconnaissance bi nga xamante ne bii aussi ministère des transports man ci sama gis-gisu bopp moom la war a jox aussi secteur transport wala bokk ci suñu côté kilifa muy Alassane Ndoye man sama gis-gis des na parce que ci décision yii ñun bi ñu ci concerté woo bureau bi honorable député moom nee na kenn waxu ceeg moom te it maanaam jàpp naa ne secteur bu toll nii secteur bi nga xamante ne bii moom la Alassane Ndoye jiite ci réew mi man jàpp naa ne lu mel nii bu ñu ciy def wala ñu ciy wax même bu dul dara war nañ ko mën a woo laaj ko xalaat ndax jombul am na ay xalaat yoo xamante ne bii tey su ko indi woon buñ ko woowoon laaj ko xalaat wala ñu waxtaan ak moom mën na leen a indil solution yoo xamante ne bii buñ ci jaaree yëf yi dina gën a yomb te ku ne xam na ne feebar yi fi ñu toll nii dëkk yi nga xam amaguñu fa wala dëkk yi mu amul lu mel ni fii ñu nekk ba yàlla dogal mu wàññi ko fi wàllu dem ak dikk bi comme ni ko gouverneur waxee ak décision yi mu ci jël ak ministre bi appel bi mu ci def comment dire chef de poste chef de santé Dieng docteur Dieng décision appel bi mu ci def ak gouverneur mesure yi mu ci jël loolu obligatoirement ñun ñëpp dañu ko war a accompagner ndax ku ne xam na ne bu ñu ko accompagner mën nañoo dem ba feebar bi dëkk yu bari yu mu yeggu doon bu ñu arrêté wul secteur transport bi mën naa dem ba yegg fa te loolu lépp luy indi réew mi ay jafe-jafe la nañu respecter mesures yi nga xam moom la ministère de la santé wax te ñu xool nan la ñuy def ba lii ñu bokk xeex ko ensemble pour que mu génn réew. jërëjëf sëñ Modou xam naa beneen question bi ciy tegu mooy comme situation bi ni mu toll fi mu toll nii mboolem secteur yëpp mën na ne touché na leen mais particulièrement transport ba tax na ci discours à la nation bi nga xam ne nii président de la république def na ko le 3 avril. ci ay ndimmal wala ay jàppale yoo xam ne dina ko jàppale secteurs yi ngir soqali li nga xam ne moo di koom mi ba situation bi jàll tudd na ci transport
waaye mu mel ni comme ni nga ko waxee léegi ci sa biir wax am na benn manque d'organisation boo xam ne ni xëy na seetlu nañ ko ci transport au niveau du Sénégal ndimbal yooyu est-ce que yaakaar ngeen ne di ngeen ci jot bu ngeen ci jotee est-ce que dina yomb ngeen séddale ko ba ku nekk jot ci li nga xam ne nii moo di wàllam. ndimbal yi man bu dee dama lay wax dëgg rek man moom jàpp naa ne président moom lépp lu mu wax dina ko def mais nag pour askan bi jot ci moom jàpp naa ne mën naa bañ a yomb ndax mooy li ma la wax léegi segam kilifa daanaka mën naa ne nit ñi ku ci nekk da ngaa bëgg a nekk sa kilifa bopp lu mel ni bu amee pour organiser nit ñi ba ku ci nekk li nga war a jot nga jot ci moom du yomb. beneen bi aussi mooy gaaru ceer yi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk Sénégal pour man ndimbal da caa war a fekk loxol borom ndax mënoo aussi maanaam ay at ngay liggéey di dajale ab xaalis ba un bon jour crise bu toll nii am ci réew mi nga xam kenn xalaatu ko lu jóge ci kaw nit ñi la dal ci lu jóge ci suñu borom la ci ay décision dal ci kaw askan bi léegi ñu gis ne dëgg la état moom li mu war a def mu ngi koy def mais regroupement yi am na ñoo xam ni nag ñu ngi koy def muy génn ci alal jooju nga xam moom la mbooloo mi doon bokk di dajale jàppale ko d'abord askan wi en attendant nag léegi état di ñëw mais bu dee maanaa aussi vraiment dañoo bëgg a toog jéemuñu dara bëgg a jël lépp wékk ko ci kaw état te yore suñuy kees war a commencer ñun suñuy appui te man jàpp naa ne sax waroon nañoo dépasser même jàppale chauffeurs yi rek yem ci mais waroon nañoo mën a fexe ba xool ci lu mel ni sous-préfecture yi wala yenn daara yi wala yenn secteurs yi nga xamante ne bii yu néew doole lañu ñun ci suñu biir waroon nañ mën a fexe organiser de telle sorte ay social am yoo xamante ne bii ñëpp daan xam ne secteur transport dugal na loxoom ci xeex bi mais ñun bu dee ci département bii ñu nekk wax dëgg yàlla gisuma benn acte boo xamante ne bii def nañ ko ci xeex bi te beneen bi aussi mooy man vraiment gis naa ne état bi man pour mu génne nii xaalis di ko joxe sax man sama gis-gis lu mu ci mën di doon bu bëggee maanaa yëf yi tege ci transparence na ci boole ay mesures d'accompagnement ndax lu ko mooy mën naa dugg ci loxo yoo xamante ne bii ñi ci war a jot duñ ci jot ba pare nit ñi wëlbatiku di sikk état te fekk état deful dara la mu war a def na ko li ci des nag ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy interprétation yi dox ci diggante état ak nit ñi ak askan wi foofu la problème bi nekk. xam naa beneen laaj bi ci tegu wala jàngat lay doon wax nga ko léegi ci wàllum transport la ñuy desandi ba tey bu ñu waxee transport dañuy wax transporteur ak chauffeur transporteurs yi souvent mooy ñi nga xam ne ñoom moom oto yi chauffeurs yi ñoom ñooy dawal daanaka ñooy liggéey xaalis bi ñoo koy indi ñooy daj métti yeeg yépp mais même bu dut jamonoy crise gis nañ ne léeg-léeg chauffeurs yi dinañ am jafe-jafe ngir transporteurs yi jox leen seen àq ak seen yelleef ak seen gëdd mu mel ni dégg nañ wala bu ñu defee benn jàngat ci ñoom ñu bëri ci ñoom jàpp nañ ne liñ leen di dimbali bu jaalee ci yenn transporteurs yi ñoom duñ ci jot bu boobaa yow lan ngay lancé ñi nga xam ne ñoo di transporteurs yi. en tout cas daal mooy comme li ma doon wax sànq rek loolu laa ciy wax. suñu bëggee daal gis nga tey boo demee ci côté enseignement bi. nga dem ci côté médecine bi. nga dem ci côté yeneen secteur yëpp gis nga syndicat dafa mënul ñàkk ci benn organisation. suñu secteur transport bi nag li nga xamante ne bii moom moo ñu nar a yàqal lépp li nga xam moom la ñu liggéey. mooy comme li ma la wax. ñàkk a nangoo am kilifa. gis nga chauffeur dafa am fu compétence am yem. transporteur daa am fu compétence am yem président gare routière dafa am fu compétence am yem syndicaliste aussi am na fu compétence am yem mais syndicaliste nag moom ñoom ñi ma lim ñi ñëpp syndicat yi moom ñoom mënuñu ko. d'accord naa na ku ci nekk xool fi la neex nga dem farfa mais man beneen bi ma d'accord it mooy dañoo war a sensibiliser ci suñu bopp ba nga xamante ne bii organisation dina am boo xamante ne bii obligatoirement nit ñi. moom boo bëggee yëngu ci wàllu transport il faut mu am ci secteur boo adhéré. sinon doo dem. beneen bi aussi man am na ay mesures yu bari yoo xamante ne bii état bi jël na ko donte ne dañuy xeex coronavirus. man personnellement am naa ci ay xalaat. te it man jàpp naa ne am na ci yoo xam ne même bu couvre-feu yi jeexee. même bu état d'urgence yi jeexee état bi pour mën da ko war a continuer. jërëjëf loolu day ñeel mboolem yeneen secteurs yi ndax gis nañ ne ci état d'urgence bi. am na benn méthode d'organisation boo xam ne nii imposé nañ ko Sénégalais yi muy li nga xam ne nii da nga ciy gis wàllu civisme wàllu respect wàllu fonk sa réew loolu dafay manqué woon est-ce que kon jotul bu lii jàllee ñu continuer loolu ngir ay yenn yàqu-yàqu yenn jafe-jafe yu bëri génn fi ci Sénégal leneen li ciy tegu itam wax nga ko léegi su fekkee ne nii xëy na dimbali yi nga xam ne nii état génnee na ko ñeel mbooleem secteurs yi rawatina transport
bu fekkee ñi nga xam ne ni wax nga ko léegi ñi nga xam ne ni ñoo ci war a jot jotuñu ko lan la war a mën a jural askan wi ak décision bi état bi jël. pour loolu. man daal li ma mën a xam man mooy. parce que man dem signalé nañ ma ci guddi gi ne ma wool commissaire ndax am na ay nit ñoo xamante ne bii ci benn secteur. nit ñi dañoo dem toog ci seen buntu kër te loolu dañu ko interdit. dañu ne bu 20h jotee. Ku nekk na dem toog këram. te kilifa bu waxee nit ñi dañoo war a appliquer. du dëgg. yow yaa ngi toog sa kër auto police fekk la ngay xeex ak moom waa kër gi gën di jéem a sot xam nga ñu ngi xas police bi daan dañuy dóor rek dañuy def li mais ñoom aussi askan bi am na ci ñoo xam ni population bi nañu xoolaat seen bopp. parce que gis nga am réew bu ñu bëggee mu dem il faut nit ñi yaru am réew bu ñu bëggee ñu dem il faut nit ñi nangoo am kilifa am réew bu ñu bëggee mu dem aussi il faut mu am ay décision yoo xamante ne bii kilifa gi moom moo ko war a jël kilifa gi nag bu jëlee décision yi mu war a jël. ba pare nit ñi dañ ko war a appliquer léegi nag mesure bii nga xamante ne bii moom mooy li ministère de l'intérieur teg pour application yi loolu nit ñi dañ cee war a tënku mais c'est une occasion bu mel ni yombul te nit ñi fi mu toll nii lii am na ba pare te ñoo ngi ci liggéey d'abord dañuy ñaan yàlla moom yëf yi jeex mais sama gis-gis bu demee ba jeex bari na ci loo xam ne war nañ ko ci ndax boo xoolee tey lu mel ni transport bi nga xamante ne bii nit ñi ñoo ngi baare li ay oto di continuer di def seen transport di wàcc yoonu suuf bi di teggeeg lu nañu koy def mais loolu kuñ ci jàpp dañ laa war a sanctionner te loolu bu fekkoon ne tey discipline am na wala yar wala li war a am loolu kenn du ko def parce que li metti li nga xamante ne bii tey moom la décision moom la état bi jël ni comme décision du ci secteur transport rek xoolal ki nga xam da doon jaay reer bu timisee mu wàcc dem ñibbi doo jaay sax parce que 20h nga wàcc xoolal ki nga xamante ne bi ab may ga la daan yor xoolal fast food yi ñi doon jaay ndox guddi ci arrêt yi xoolal taximan yi nga xam guddi lañ doon fanaan tëdd xoolal ki nga xamante ne bi ay timis la doon jógee Dakar pour war a dem Ourossogui wala ki jógee Tamba war a dem Dakar ci guddi ñii dañoo yore ay horaires lu bëccëg ñu yore ay horaires lu guddi mais tey bu lii amee lu mu metti nit ñi li ñu war a comprendre mooy dañuy liggéey pour jàmm am ci réew mi mais également aussi pour que ñu bokk xeex feebar bi loolu nag compréhension bi ci war a am bu ci amee nit ñi man sama gis-gis ni ñu war a comprendre mooy lenn dong la dañuy xeex pour que feebar bi jóge bi jeex na mais nag boo bëggee yow ñu bëgg a jël décision bi adduna bi yëpp bëgg a dox ci texte yooyu yow nga lànk ne doo ci dox ba pare bu ñu waxee ñu naan état bi warul def lii wala kii warul def lii man loolu seen lax loolu man d'accord ma ci quoi man daal li ma bëgg mooy nit ñi nañu yokk suñu taxawaay état bi nag moom ci boppam it moom li ma la wax moom lu leer la dama ne ñëw bii ngeen ñëw fii man dama questionné ci condition yii nga xamante ne bi moom la réew mi toll ci wàllu transport dama nekk ci acteur rafetlu naa seen i jéego mais état bi daal message bi ma koy lancé mooy na xool bu baax loxo yi nga xamante ne bii fi lay teg ndimbal macha allah mu mel ni kon situation obligé na xëy na réew mi demee nii ak yeneen i réew di ñaan rek suñu boroom gaaw daal di ko fiy jëlee te itam mesures yi itam lu mu bëri itam hygiène bi transport bi tout nañu yel di jiital ki nga xam ne ni moo di borom bi di ñaan di julli di delloo suñu bopp ci yàlla nga xam ne bu boobaa rek incha allah moom mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi dina leen delloo ci li nga xam ne ni moo di yërmandeem. nit ñi daal li ma la mën a xamal mooy. li fekk ñoo ngi jéem a taxaw place yàlla. jafe-jafe yi moom suñu borom di leen won ne man maa fi nekk maay borom lépp. ñi am doole nañu yërëm ñi néew doole. ñi nga xamante ne bi yàlla daa dogal ñu yore ay responsabilité nañuy xool ci responsabilité yoon ñu yore ci seen diggante ak yàlla te réew mi boo xoolee demoon nañ bu adduna bi sax laa lay wax maanaam nit ñi dañoo demoon ba tey bu ndekku doon lii nga xamante ne bi moom la suñu borom dogal mu ñëw am nii nit ñi pour ñoom bon léegi ku ci nekk ku gën a yeewu ku gën a am xel ku gën a doy na waar quoi macha allah mais lu mën a xew daal nañu xam ne fii àdduna moom bi ñu fi yàlla di indi pour ñu jaamu ko la réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm Serigne Mountakha mii di Serigne Touba ak mboolem njabootug Serigne Touba gi waaye nag ci turu Serigne Mountakha lañ koy teg ñoo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi ndax moom taxawaayam ak ni mu taxawee ak liggéeyam maanaam ndamal lislaam la Serigne Mountakha jërëjëf na ko ñëpp maa sa ñaanal yàlla yàggal ko fi te it gis ngeen la mu waxoon ak li am nii
kon nag ñoo ngi gën a sàkku rek ñaan yi gën a yokku ba mu daj kap ci àdduna bi. amiin amiin jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax. jërëjëf kon sëñ Mountakha na fi yàgg lool te wér ndax vraiment ni mu taxawee ci mbir mi macha allah te itam gis nañ ne depuis ay semaines Touba amul benn cas te dañuy ñaan mu gën a yokk ba léegi amul cas ba tey ñu ñaan mu gën a yokk incha allah rabbi te itam ni nga ko waxee rek di fàttali ne yow lañ dalaloon sëñ Modou Mbaye nekk président association des chauffeurs et transporteurs de Touba ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf merci.